bu doon complot man Mame Mbaye Niang maa wax bu doon complot du commencer ci Adji Sarr. fan lay commencer. bu doon complot ci li njëkk a xew avant élection présidentielle yi ci benn salon de massage bu nekk Almadi lay commencer. lan moo fa xew. bu doon complot ci histoire jigéen buñ génne ci réew mi yóbbu ko France mu dem Maroc après yóbbu ko Maroc ci loolu lay commencer bu doon complot ci jigéen bu bëgg porter plainte bëgg jotaat ci alalam ci loolu lay commencer bu doon complot ci waxi yu xewaat ci beneen salon de massage lay am. am na journaliste bu ko bind am na journaliste bu ko bind. Madiambal dama lire contribution am je me suis dit ni que kii bon, peut-être xëy na day yëg bu doon complot avant élection présidentielle yi lay am lii ma lay wax nii yëpp am na fi. li ngay wax nii yëpp Ousmane Sonko da ci trempé. ma ni li may wax nii yëpp Ousmane Sonko la. mais lan la. li am première affaire bi lan la. déglu ma li am dama ni bu doon complot yooyu la ñuy commencer bu doon complot yooyu mooy am. et Ousmane Sonko est l'acteur de ces différentes histoires là yi nga cité. soxna si c'est qu'on va pas se cacher c'est un coutumier des faits ñi xam. yan preuve nga ci amul service de renseignement na xëy dem wax wala mu xëy porter plainte li ñuy wax ni na xëy li may wax amul service de renseignement wu àddina bi service bu xamul ni que noonu la mel. ndaw si yow bu la neexee nga ni Ousmane Sonko nga gëm yow bu la ne man Adji Sarr laa gëm li mu wax man Mame Mbaye Niang Adji Sarr laa gëm. foo teg la présomption d'innocence. waaw ban présomption d'innocence ne ko ñoom maître El Hadji Diouf ak ñoom Demba Ciré Barthélemy di wax amul présomption d'innocence sama opinion personnelle Adji Sarr li mu wax dëgg la bu la neexee yow nga gëm ko. fan laa teg présomption d'innocence Ousmane Sonko li muy wax boobu bi mu commencé ba léegi dara du ci dëgg ci wàllu politique ci wàllu nen amul dara lu ci mës a doon dëgg Adji Sarr mosuma ko dégg mu wax lu dul dëgg foofu laa teg li may wax mënoo fekk jigéen ci bërëbu liggéeyukaayam egg ci kawam tiital ko def ko jëf ju ñaaw après dem toog sa kër xëy def conférence de presse woo journaliste yi naan waaw li may yëg sama yaram maa ko xam damaa xamoon xaw ma lan damaa amoon fu may metti ku am urgence médicale ci salle Sweet Beauté ngay dem. yéen ak ni leen Ousmane Sonko lakkale di ngeen am loolu yëpp ci moom ngeen teg ko ci suuf. Maymuna déglu ma teguñu loolu ci suuf c'est que ñi man tàmmuñu di nee naa la Madiambal dama ko lire après je me suis dit que voilà quelqu'un qui connaît. mais Madiambal dafa far aussi hein. waaw mais yow comme yow bu la neexee nga far. man faruma kenn. waaw non mais Madiambal dafa far président. te nëbbu ko xoolal bu la neexee nga far. bàyyi bu argumentaire bu ma paree nga wax en tout cas li mu wax amul kenn ku bokk foofu ku ko weddi nee na bu fekkoon ñun ñëpp xam nañ ni que lu mel nii naroon nañ ci wax avant élection présidentielle yi et que njiitu réew mi moo ni yëf yi bu leen ko utiliser may mun a. lan la complot di ut ci yow foo dee dem juróom benn weer ci gannaaw egg ci doomu jàmbur kuy faju dina dem dugg ci jacuzzi summeeku ba set ñu sotti la ndox bu tàng tegal la ay fleur. loolu Adji Sarr a ko wax. waaw mais amuñu ci benn preuve. Sonko moo ni complot la amuñu ci benn preuve pourquoi ngeen bëgg a gëm Sonko gëmu leen Adji Sarr. gëmuñu kenn. xoolal xamuñu ci dara. waaw mais kon bu leen ci wax. bu leen ci jël yoon la ñuy xaar mu àtte. waaw mais ku nee na du dem ci yoon. nee na day dem ci yoon. ma ni déglu ma déedéet. nee na dafa yàkkamti procès. léegi moom bu mu ko yàkkamti wallahi azim dina dem ci yoon. gis nga pacte procès bi dina am. imam yow doo ci xam dara xëy na monsieur Thiam. yaa ngi bëggatul dara ci Assane. yaa ngi fàttaliku. mais monsieur le ministre yaa ngi fàttaliku bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jàng ma alxuraan. perte xeexu Uhud. dellu Médine. ñu rey fa bàyyi am sato. déedéet. yow may mun a noppil. mais mun a xamu ci dara. xamu ci dara. dellu Médine. maa ngi moom a yem. dellu Médine. waajal Médine di ajiwaat màkk ñëw ba buntu màkk ñu yónnee dab ko ni ko doo aj si signé ak moom pacte oui yonent bi sallallahu alayhi wa sallam signé pacte
mu ne le pacte est sacré ci pacte boobu nangu woon na sax ñu dindi Mohamed l'envoyé Rasulullah parce que kii wax ak moom daf ni ko bu fekkoon Mohamadu Rasulullah la kon du ma xeex ak yow mu ni dindil dellu ni nañ toog ni nañ respecté pacte bi. lan nga bëgg a wax foofu. balaa imam dañu ko leeralal. non Maïmouna da nga may déglu c'est que yow damay lay ñaan nga déglu ma rek gis nga pacte boobu ni mu sacréwee loolu la Ousmane Sonko violé ak waxam ci la woon wonni na la ñu maye woon dañ koy nangu moom dafa décider wuññi suturaam dinañ ko ci jàppale parce que bu doon nit bu matoon kilifa bi ngay wax ak responsable opposant lu mel nii ku mu dal da ngay bàyyi lan politique da ngay tekki sa ndomba tànk ci politique ci assemblée doo yàq ñi nga àndalal. kon mu yombal leen ko de nga dem setal sa der. kon mu yombal nga tànn ki ngeen yaakaar ci yéen mu dem jiite mais vision moo amul waaye ut say booy ñu toog naan Cheikh Anta Diop. waaw mais imam mbir moomu la histoire boobu lan lay. non loolu li ma koy wax li ma ko ci bëgg a wax mooy sacralité bi pacte am ak boo ko violé amatul diine mayatu la nga naan ay non nañu respecté li ñu mayoon kilifa diine yi ni non pour dëkk bi day tontu ji te bu fekkee ne que dafa am ñu koy taalal këru na leen wax nañu préparé wu dina wuyu ji. da ngeen engagé woon ci kilifa diine yi ne da ngeen di bàyyi lépp ci suuf. ma ne déglul ay nit a ñëwoon ñaan njiitu réew mi mu ni leen nañ dalal na ñëpp yem moom mu defe ni yëf yi egg na fenn fu mu egg ba di génn du le wax tu ne peux pas être un pervers sexuel tu ne peux pas être un délinquant sexuel di menacer nit ñi naan da ngay def lii wala da ngay def lee loolu jeex na c'est fini maa ngi ko dégg mu naan maa ngi remercier askanu Sénégal toppuñu ko ci loolu. mais monsieur le ministre. ñi ko toppoon yow yaay wax wala justice mooy wax. ma ni du man maay wax. justice moo yor dossier mais yéen yoru leen dossier. mais dama ni day dem justice. waaw mais justice moo war a décider loolu. mais ma ni day dem justice. mooy décider du yow. mais day dem par force bu ko woowee day dem. ah waaw. léegi amatul ñu woo la nga naan ay taxaw naa amatul ñu woo la nga naan ay taxaw ci rond point beeg ay sénégalais bu dem taxaw ci rond point ñu ne la dégager nga bañ a dégager policier li mu yor bouclier la ak matraque dañ la fay jëlee ci kàttan. waaw xaaral imam wax ñu symbolisme bi lan la histoire bi mu wax. non l'histoire du code de la. waaw bàyyi ma eggale ko. de Uhud yonent bi ñu ñëwee. ni ko non nañ eggale pacte bi. daf ni yéen a ko wàcc takk leen jaas yi yéeg leen ci gëléem yi dañuy dugg Makka c'est la plus grande marche de l'islam vers la Mecque donc pacte boo ko wàccee nga wax ak ay nit di leen nax ci diine léegi mënatoo protéger woo ci diine yëf yi dafa am ñu ci bëgg a sol diine oustaz ba ko wax ni que mën ngaa dem ci sa waxul dëgg. oustaz mën ngaa dem ci salon bu di faju waxul dëgg amul oustaz amul hadis. yow xamoo imaam la ñu laaj amul hadis bu wér bu ñu mën a indi teg ci loolu. mais lu tax góor di nekk gynécologue di consulter jigéen. te ñun ñu nekk ci réew boo xam ne ñun ay musulman lañu. pourquoi gynécologue bu góor du ñu consulter. gynécologue nga wax waaw lan moo tax masseuse bu jigéen mënul maase koo xam ne dafa feebar. mais maase wu ko. maase wu ko lu mu def. waaye du massage. xaw ma ci dara. loolu ñu ngi ko mënoon a teg ci biir Ousmane Sonko dee wax rek Adji Sarr nee na dafa ñëw summeeku ba set dugg ci jacuzzi ñu koy sottil ndox bu tàng moom mu summeeku sol silib dugg fekk ko fa muy egg ci ginnaawam ci ginnaaw. waxoo jàpp mais attends li may wax nii mooy wax na ko. li may wax nii wax na ko après nga bëgg ñu ñëw naan xaala rasulullah. waa léegi non amul waa léegi c'est-à-dire wax ji foofu la egg.